asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñuy teewlu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di sant yàlla di julli ci alayhi salaatu wa salaam di wax ni ñi ngi woo mbokki jullit yëpp ci bis bu am importance lool ñu bëgg itam ci calendrier Sénégal li ñuy wax ëllëg ci histoire ñu mën koo bind. ànd sàmm jikko yi di structure boo xamee ni lim dajale ci ay organisation téeméer war na koo ëpp jamaat al islamiya yi ak turuqu suufiya clergé bi bois sacré bi ñëpp dañoo nekk signataire d'une pétition boo xamee ni dont l'objectif wala le but mooy pour la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal ñenn ñi nag danañu ne ab loi mi ngi fi woon depuis 1966 mais loi boobu mën nañu wax daanaka dafa caduc te dafa am yoo xamee ni lu mel ni li ñuy tuddee contre nature mën nañoo wax ni loola day lu ambigu lu vague loi bii nga xamee ni nag mooy proposition de loi gannaaw bi ñu defee les 45 départements signataires yi Serigne Mbaye Sy Mansour Cheikh Mamadou Muntakal Bakki na fi yàgg te wér umara u al jamaat al islamiya émir yi bois sacré bi clergé bi ñoom ñëpp ñu nekk signataire kon 100% ci population bu Sénégal ñoo ni non à l'homosexualité et oui pour la criminalisation de ce fléau. léegi nag dama ni y a des pays qui ont déjà signé que Iblis na am doole ci kaw suuf. Amérique ca la Angleterre ca la Irlande du Nord ca la France ca la Hollande ca la Belgique ca la Allemagne sax bi muy jot bi mu ko defee dañ ñu ko da ngaa yambare ndax da nga koo yeex a def mooy fexe ba ñaari tur yi góor ak góor di sëy jigéen ak jigéen di sëy. Sénégal nag góor ak jigéen dañoo signé ni d'accorduñu ci loolu am ci réew mi comme ñoom dañoo am seen pétition boo xamee ni dañ ni la yàlla wax ni inna shaytaana lakum aduwwun fattaxidu aduwwa innama yad'u hisbahu li yakunu min ashabi sa'ir. Iblis seenum noonu la jàppe leen ko noonu ndax moom sawara la jëm te bëggu faa wéet dafa ruux siiru ba noppi bëgg ngeen ruux siiru te loolu muy suuratu Faatir ñun nag ñu bëgg a bokk ci fariqun fil janna kon nañ bàyyi ñi nga xamee ni ñoo mel ni Amérique ak France ak Angleterre ñoom ñu bokk fariqun fi sa'ir maalam yatuubu feeg ñi ngi ci caay-caay googu ñu bëgg weddi yàlla di nekk ci caay-caay di bokkaale di def yu bon yi ba lëg buñ dee yàlla rëq seen ndigg waaye ñun dañoo bëgg a bokk ca ña nga xamee ni kan mooy seen kilifa mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamee ni mooy raisul atqiya te yoon wi mu ñu won mooy yoon wi nga xamee ni boo ca nekkee yàlla nee na wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ba noppi ca saasa mu dañ wala tattabi'u subula mooy bu leen dugg ci ñall yi réew yu mag yi nag ñoo bëgg a imposer agenda boobu nga xamee ni góor a góor day sëy jigéen ak jigéen di sëy day am sax li ñu tudde bisexuel mooy da ngay am jëkkër ba noppi wala nga am jabar ba noppi di sëy ak góor yow góor gi wala jigéen ji am jëkkër ba noppi gis nañ ko fi mi ngi ci réew mi ngi tasaaroo ndax loolu lépp ñu ngi koy jànge ci nasaraan si loolu nag lañ ne na agenda boobu te xamee ni administration bu Macky Sall mi ngi ci doon dox jéego yu mag a mag ba genre mu def ko dindi sexe def genre ci sunu permis de conduire yi defaat ko ci yeneen barab def ko ci yenn ministères yi loolu lañ ni agenda boobu na taxaw léegi nag dafay laaj mobilisation totale donc man dama naan loolu américains yi naan 1 million man march lii nañ ko def 1 million man rassemblement maanaam objectif bi na nekk millions de personnes tase ci place de la nation ñaar fukki fan ci mois de février bi 2022 ñun ñu prononcé fa discours ya fa war a génn leeral li ñu war a leeral askan wi bu ko defee ku nekk dana xam fu dëgg gi féete dégg naa le président de la république ni dañuy sos non ànd sàmm jukko yi ay aïma des imams ñoo ci nekk des prédicateurs muy li ñu tuddee ak du'aat nekk ay lanceurs d'alerte ay activistes ñoo xamee ni xam nañ bu baax lu gaal gi riir Amérique mën na ñoo ëpp doole de ci côté économie Japon mën na ñoo ëpp doole ci côté économie de waaye agenda bi moom xam nañ ko bu baax a baax dox bi ñuy dox itam xam nañ ko fuñ ca toll fu nekk xam nañ ko donc loolu mooy tënk gi duñu xuloo duñu saaga duñu xeex duñu def denn et puis dañoo nekk ay adhérents ci la non violence boobu nga xamee ni moom la Cheikh Ahmadou Bamba doon dund moom la Mame Maodo doon dund moom la ñu baax ñi nga xamee ni Njaasaan ak feneen doon dund ba ci Laayeen donc loolu la ñuy dox danañu wax li ñu war a wax def li ñu war a def à ce que ñu tegal ñu ci daan yoo xamee ni dañuy tudd homosexualité daanuñu ko ci réew mi la question n'a pas été traitée n'a pas été réglée la question a été évacuée parce que
gouvernement yi li ñuy dund li ci ëpp ci Afrique surtout suñ côté yi mooy li ñuy tuddee aide liée mooy dañ lay tegal ay la France nous a donné le Canada nous a aidé waaye aide yooyu day ànd ak na nga ñu fi fexe ba nguur jigéen am fi wala na ngeen fexe ba nangam am fi loolu nag la ñuy bañ réew mi buñ bayoon 1/3 ci seen suuf rek waxuma zircon bi ñuy wax waxuma pétrole waxuma gaz Sénégal dana mën a dundal boppam waaye nekkuñu foofa milliards yi ñu jël def ko ci teerub 36 kilomètres buñ ko defoon ci mbay mi mbayum dër mi Sénégal dana non seulement dana mën a dundal boppam mais dana mën a dundal une partie de l'Afrique sinon sax une partie du monde donc de ce monde loolu gis naa benn forum bu ma demoon Bruxelles en 2019 ka fa jëloon kàddu dañuy Afrique bu bayoon suuf yi mu war a bay non seulement Afrique arrivera à se nourrir mais à nourrir le monde kon Sénégal itam bu bayoon une partie ci suuf si mu war a bay rek ci 196 xaw ma 193 kilomètres carrés yi boobaa Sénégal dana mën a non seulement dundal boppam mais dundal une bonne partie de l'Afrique voilà en gros dama xamul am nga beneen question ma ngi déet. alhamdulilah ànd na sàmm jikko yi département bu Dakar comme ni ñu koy defee barki démb Sandaga démb ñu def ko marché Aslem tey ñu ngi fii ci marché mercredi bii nekk fii ci pom bi muy diggante Médina ak Gueule Tapée bu ñu fi jógee dinañ dem fee nga xam ne moom mooy marché Colobane daal di jëm fa nga xamante ne bii mooy place de l'Obélisque fa la ñu war a defee ndaje mi nga xam ne le 20 février tàmbali 9h ba 14h solal mbir mi mooy jox information bu wér wi solal mbir mi mooy wan ne président de la République li muy wax moo tegawul fenn waaye ànd sàmm jikko yi lépp lu ñuy wax dañu am ay preuve à l'appui moo ngi nii du ay kilifa yoo xam ne dañuy sos wala ñu bañ ko wala ñu noonoo ko ñun lu ñu jiiteel mooy sunu réew Sénégal la ñu bëgg diine l'islam la ñu bëgg li nga xam ne nag mooy ànd sàmm jikko yi am na ñoo xam ne ay chrétien lañu am na ñoo xam ne ay athée lañu li ñu boole ñun ak ñoom mooy réewum Sénégal jikko yu baax yi la ñu bëgg mu daal di sax wéy di fi nekk ngir ëllëg suñu ay sët mun ko fee fekk ndax ñun alhamdulilah rabbil alamin fekk nañ fi ay jikko yu baax fekk nañ fi ay tur yu rafet fekk nañ fi ay jëflante yoo xam ne képp koo gis dang ñuy naw waaye nag agenda LGBT bi nga xam ne tàmbali na dugg ci mim réew boobu ba léegi delluwuñu gannaaw loolu la ñuy fexe ñu takkal ko wëlbati ko def li nga xam ne moom la population bi bëgg li nga xam ne mooy projet de loi bi ñu defoon ba bureau assemblée daal di koy rejeté te mu doon loo xam ne ab jalgati la boo xam ne kenn xamul nu mu toll dinañ leen wan ne nag fi ñu ne woon daaw ak daawaati jéeg fa lañ nekk ba suñu joon yàlla tey projet de loi bi dinañ ko voté ndax li ñu bëgg mooy li xalif général yi bëgg li ñu bëgg mooy président assemblée président wu association islamique yi li ñu bëgg li ñu bëgg mooy li jàngo bi bëgg li ñu bëgg mooy képp koo xam ne lu baax moo la yitteel yiw moo la yitteel teraanga moo la yitteel jom ak fit moo la yitteel xeex ba loolee nga xam ne nee na fii ci Sénégal bañ fee jógee lépp lu jëm ci wàllu programme LGBTI bi li ñu bëgg mooy gouvernement bi dakkal ko ndax stratégie ñu teg lu mel ni SNEC lu mel ni ñu ko introduire ci code de la presse bi ni ñu dindee turu ndey ak baay ci carte d'identité yi ni ñu dindee li nga xam ne mooy sexe ci passeport yi la ñu bëgg mu dakk kon nag discrimination bi nga xam ne ñi jaar fi yàlla bëgg mooy am ndey ak baay ñu xañ leen seen ndey ak seen baay ñi nga xam ne nag dañoo jaar fu yàlla bëggul góor ak góor di sëy jigéen ak jigéen di sëy ma ëf samay nopp musiba la boo xam ne bu amee ci moom réew musiba lay doon te ñoom ñi ngi tàmbali woon di sëy ci biir armeel yi waaye léegi dem nañu ba ci kaw teraasu jàkk yi la ñuy sëy bu fekkee seetaan nañu loolu nag nañu gëm ne ci biir minbar wi la ñuy sëy ëllëg dinañ fa dugg di takkante loolu nag la ñu bëgg mu dakk di woo population sénégalaise bi yëpp ñu ñëw répondre appelu ànd sàmm jikko yi dimanche 20 février fii ci place de la nation muy monument bu Colobane foofee la ñu amale woon bu 23 mai 2021 bi fa lañ koy dàbbaliwaat xalif général yëpp joxe nañ ci seen ndigal président association islamique yi ONG yi nga xam ne dañuy xeex lépp loo xam ne jikko la bu baax ci biim réew ak yelleef doomu aadama te alal yitelu leen palto yitelu leen ndombal tànk yitelu leen ñi nga ànd ak ñun association consommateurs yi ak ñoo xam ne ay bénévole lañu ñoom ñëpp ñi ngi associé wu ci combat wu entre sàmm jikko yi collectif la boo xam ne daanaka ñetti téeméeru mouvement ña nga ca kon mbir mi mbirum Sénégal la
mbir mi population moo ko bëgg député du peuple kon li peuple bi bëgg moom ngeen war a def te li ñu bëgg mooy ñu jël ay daan yu tar teg ko ci bépp programme LGBTI te programme bi ñu dakkal ko képp koo xam ne yaa ngi koy jéem a fësal nga koy promouvoir wala ngay def seen promotion wala nga leen di jàppale wala ngay def allusion ci yooyu wala ngay def lépp loo xam ne genre propagande la ñu daan la yoo xam ne keneen dootu ko jéem a def ñu dégg ak yéen léegi incha allahu rabbi ci biir programme bi wër biir marché yi sensibiliser li ma bëggoon wax mooy lii nga xam ne moom lañ doon wax moo nekkaat nii lu leer naññ la weddi gis bokk ci jaa ngeen jëf.